mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci baatu askan wi la ca gën a fës ci bopp xibaar yi tey la ndorteel rentrée solennelle des cours et tribunaux ci alxamisu tey ji foofee ca cour suprême ci teewaay njiitu réew mi Macky Sall lañ fay waxtaanee bokk na ci lu aju ci wàllu terrorisme yemook nag tribunal bu Ziguinchor am jafe-jafe ndax màggataayu taax baak na muy senne kañu dénkoon liggéey ba kenn mënatu koo teg gët daa ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi. dialogue national bi ba léegi sotteegul gannaaw réero gañu ne moo tàmbalee dox ci diggante Famara Ibrahima Sagna ak général Mamadou Niang am ñu njort ne xëy na sax mun naa dem ba suruxal wala bokk na saxal googu lépp dialogue daa ngeen ci dégg taskatu xibaar bi di Thierno Diop dina ci amal taxaw seetlu fukki fan ak ñeent ci weeru janvier gi ñu ne njàng meek njàngale mi mun na am jafe-jafe waa G20 ne daañ ci banque seen loxo ngir fàttali nguur gi accord yamu jotoon a xaatim ak ñoom ba léegi te dara sotteegu ca daa ngeen ci dégg leeral yi ci xibaar yi ñaareelu xaaju xibaar yi tamit daan leen ko dégtal mbokk yi bu nees ki seema dikk ak yéen ci yàttalum xibaaru digg bëccëg gi. baatu askan wi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko door rek ndorteel ubbite cours et tribunaux tey jii la ci alxamis gi foofee ca cour suprême ci teewaay njiitu réew mi Macky Sall ndaje googee nag ñu ciy waxtaanee wàllu terrorisme bokk na ci tamit ci wàllub yoon ci googu lépp ndaje yemook tribunal bu Ziguinchor am jafe-jafe ndax màggetaayu tax ba ma ngay senn kañu dénkoon liggéey ba ba léegi daanaka sotteegul te waaja kenn gisatu ko doon lu metti lool liggéeykat ya ne ca tribunal bu Ziguinchor dañ ci teewlu maître Lamine Biaye mayor seen kaddu àdduna ci micro Amady Khalil Diémé. waaw jàngoro mu ngi fi parce que liggéey bi dañ ko ku ko dirigé woon mooy directeur de la construction kooku nag bi mu ñëwee daanaka si condition yu lëndëm la ñëw dafa ñëw commencé liggéey bi ñun li ñu bëgg wax nañu ko n'est-ce pas. c'est que suñu bâtiment dafay senn bëgguñu loolu te bâtiment mu ngi senn ba léegi ñu ne clôture la ñu bëgg ak clôture bi mu ngi nii dafa des ba léegi ay buntu yu baax la ñu bëgg ba léegi buntu yi ñu ngi fii baaxuñu n'est-ce pas et que waaw ñu pavé cour yi ñu def benn bâtiment de réception ci buntu bi n'est-ce pas pour que entrée ak sortie yi ñu mun leen filtrer mais loolu yëpp dara amu ci n'est-ce pas donc gaan bi daal je pense que dafa ñëw régler lu muy régler mu jël xaalis bi mu sey loolu nag état laa interpellé parce que état bi yoon ñun dañu xalaat ne génne na xaalis bi parce que gaan bi du jël xaalisam dugal ko ci tribunal de Ziguinchor su commencé liggéey parce que état jox na ko xaalis n'est-ce pas comme état jox na ko xaalis liggéey bi war na mën a pare liggéey bi su parewulee nag ñun de kontaanuñu et comme gaañ bi ñun mënuñu ko topp état moo ko mën a topp mais na ko état topp pour que moom wala directeur bu nekk si photo yam directeur actuel de la construction ñëw eggali liggéey bi loolu daal la ñu soxla loolu la ñu bëgg. coowal suuf jib na ca Mampalago ma nga ca diwaanu Ziguinchor foofu nag askan waa jóg fippu ne duñu seetaan benn yoon ab société italienne gafane bëgg a akimoo seen suuf sa projet gam fa bëgg a samp lu toll ci 200 hectares la fas yéene akimoo soxna ya ne ca Ulampan jot nañoo kalaame mbir ya fu mbaxana doone benn dañ ci teewlu Amady Khalil Diémé. mise à disposition yu 200 hectares yu suuf yi nga xam ne entre village bu Mampalago ak Selinkine ay dëkk yi nekk ci commune bu Oulampane pour rek profit benn projet bi nga xam ne benn société moo ko boot te mu ñu duppee ko Contro Esodo di Fogni mise à disposition boobu dafa heurté li nga xam ne loolu mooy refus catégorique yu population yu Mampalago population yooyu dañu érigé wu en bouclier rek contre projet boobu surtout pour reprocher équipe municipale bi nga xam ne Lansana Sani moo ko dirigé li nga xam ne loolu ñu duppee tentative expropriation seen suuf. parce que ñun ñu dëkk Mampalago depuis 2018 dañuy gis ne am na ñu nekkoon di gor suñu tool yi te ñun xamuñu si ban kayit la ñu jëfandiku ba ñu am tool yooyu te ñun wóor nañu suñu maam yi suñu bàyyi ñoo gor tool yooyu mais buñ leen waxee arrêté leen seen liggéey ñu ne leen dem leen uti kayit parce que ñun lu ñu jox fii kayit moo ñu jox fii
ñu jël kay bind directement au gouverneur ñu def ampliation au préfet de Bignona ñu def ampliation au sous-préfet de Sindia ampliation au maire de Oulampane moo tax le 25 août le gouverneur de Ziguinchor de la région de Ziguinchor demandé par voie hiérarchique le sous-préfet de Sindia mu wàcc si Mampalago mu laaj waa Mampalago effectivement problème bi naka la jaaree foofu la sous-préfet bi ne leen monsieur le maire je vous demande nga arrêter liggéey yi nekk si port bi parce que dara leerul si dossier bi parce que procédure bi baaxul. affaire boobu dafa atterrir sur tribunal de grande instance bu Ziguinchor si mercredi bi gannaaw bu ay jigéen yu bokk si kuréel bu ñu duppee fédération des femmes de Oulampane déposé si Ziguinchor. avocat de la défense moom dafa plaider rek pour li nga xam ne loolu mooy nullité procès verbal d'enquête préliminaire car nee na rek ay clients bénéficié wu ñu si li nga xam ne loolu mooy assistance conseil pendant si seen audition mu persister rek ni enquête préliminaire bi dafa nul président tribunal bi dafa topp plaidoirie bi. bu procès bi ba mu suspendre li nga xam ne loolu mooy procès boobule loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Mampalago di dañ ko rafetlu Djibril Badji moom mooy yor seen kàddu. xam nga am na fu ñu wéeru mais ñun si yàlla la ñu wéeru ñun Mampalago si yàlla la ñu wéeru moo tax ma sant yàlla. parce que tey au moins yàlla jox nañu ndam parce que procédure bi bu mu forcé xam na ni yàlla moom. àndul si ñoom. D'ailleurs gannaaw bu population Mampalago yi résister équipe municipale bu Oulampane dafa procédé le 11 décembre bi weesu désaffectation parcelle de terre yooyu ñu délocaliser ko officiellement si dëkk bu ñu doppee Django. Amady Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Amady Khalil Diémé kuréel gi boot ay sëriñu daara te ne ca Diourbel ñoom kontaanuñu benn yoon ci seen njiit Moustapha Lo ma ñu ne dafa bëgg a jëmmal ab projet goo xamante ne du jëmale daara ci kanam ba tax na projet googu sàkku nañ ci moom ngir mu tegaat ko ci suuf xamle nañ ko ci seen ndajeb waxtaan ca Diourbel dañ ci teewlu Mamadou Matar Sarr. sëriñ daara yi nekkee ci Diourbel mere lool Moustapha Lo mi jiite seen kuréel gii di fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal nee nañu kat moom dafa mel ni kuy jéem a daganal benn projet de loi boo xam ne liñ ci seetlu du lenn lu dul xeex daara. projet de loi boo xam ne moom suñu président Moustapha Lo moo ko bind ak équipe bi mu àndal di projet de loi boo xam ne moo nekk nii ma téye lenn lu baax lu ciy jëriñ daara nekk ci la ca nekk yëpp la wuy dellu si waat ci kaw daara foofu ñu kenn tamit ngir muy def lu ko neex ak lu ko naqar ci daara lépp lu war a xew ci daara dañ koy wàccee ci base bi ñun sëriñ daara ñu waxtaanee ko suñ paree yéegal ko ci kaw buñ paree indi ko wanaat ñu ko bañ daa ko ci moo door a jàll waaye bu dul loolu projet bu ñu fi indi bi gàllankoor ko daan danañ ko bañ. ñoom sëriñ daara yi nekkee ci Diourbel dolli nañ ci ne ministre bi yor wàllum njàng ak njàngale mi ci boppam la ñuy waxal na jóg ci lii te it du ñu yem foofu Moustapha Lo bu fekkente ne dakkalul mbébétam gii ñoom dinañu fexe xaatim benn pétition boo xam ne dañu koy jëlee ci seen bopp kuréel gi. ñu ngi wax tamit ministre bi nga xam ne sax ñu ngi koy dégg muy coow ci wàllu xale ci benn yalwaan ne ko mu def ndànk defoon na nga fi at yee ca passé sëriñ daara yi jug ñoo dañoo juum ci message bi nangam ñun ñu nekk ci daara di jàng alxuraan yar suñu njaboot ci islam nañ ñu may jàmm lii rek bu ñu ko defee réew mi am jàmm suñ ko defal nag suñ président dafay sonal borom te xam ne congrès des bëreetul waaye bu ñu xaar sax congrès pétition la ñu signé léegi wàccee ko immédiatement. ñoom sëriñ daara yi nekkee ci Diourbel nag ànd ak ndey daara yi tooguñu rek ne yàcc ni yasar am na ay yëngu yu bari yoo xam ne dañu koy def ngir fexe ba daara jëm ca kanam bokk na ci taxawal benn caisse de solidarité buy faj bépp taalibe bu feebar ci gox bi yemuñu foofu de am na benn poste de santé boo xam ne ñoom sëriñ daara yi ak ndey daara yi tàmbali nañu ko ba mu sori lool jublu ci nag mën a demal seen bopp heure bu seeni taalibe feebaree ñu mën koo faj nu mu waree. ndax kat sëñ daara yi sonn nañ lool ci faj donga yi ñu nekk ci biir daara yi doon ay ndey daara xalaatal seen bopp donga daara yi sëñ daara yi fekk si leen sa loolee la ñuy faja donga yi tey donga bu wopp bu demee ñu seet ko du jënd benn garab ñu demaat ba ca biir ñu ne nan xalaataat ndax l'hôpital baax na clinique baax na dispensaire baax na waaye ndax suñ ko mënoon amal suñu bopp du gën ñu ne ah kay naal baa ngi nii ñu fondement ko yëkkati ko mu sori lool la ci des daanaka bëreetut lépp dërëmu soxna yii la muy soppee alxuraan muy ndey daara yi. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. lu aju ci chantier train express régional ñañ fa jële ca diwaanu Pikine ne dàquñu ba amal yëngu-yëngal fi lekk ay fan jàpp nañ ko sax fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier gi ñu ne daañu wàcc ci mbedd mi ngir mettitlu yeexaay gi am ci booba léegi mënaguñoo jot seen parcelles yu bees ya dañ ci teewlu Mamadou Diame Wade mayor seen kaddu ca diwaanu Pikine àdduna ci micro Théodore Semedo. dañu fi ñëwoon tey
pour maanaam wane ni ñu gis ci Facebook bi ak ci message yi ñu jàllale ne collectif national bi dañu war a def mars le 14. donc ñun le 17 lañ jàpp muy vendredi li waral mars bi nag du dara lu dul ne dafa am président institution yu mu joxe woon bi ñu dajee ak moom jëm ñaajo dafa wax ne man maa indi projet TER Sénégal pour Sénégal développé bugguma ku ci loru bugguma ku ci lor kenn donc moo taxoon ma sàkk woon tey pour daje ak yéen ngeen wax ma seen i jafe-jafe ñu wax ko mu daal di wax ne man dégg naa li ngeen wax mais dinaa ko saafara dinaa leen jox ay terrain addina bi yëpp yëg nañ ñu président Macky Sall jox na impact tey terrain ak maanaam xaalis mooy seen li ñu leen xaymaal ci seen wàllu kër donc loolu terrain yooyu ba léegi dañ ko gisul ñu ne ñu fii la wala ñu maasale ko wala ñu borne ko wala ñu viabiliser ko loolu yëpp dara amagu ci donc bi ko président joxe ak léegi dafa yàgg te président de la république mooy kilifa réew mi moo andi projet bi ci réew mi te li mu wax addina bi yëpp dégg nañ ko mu bind décret teg ci wane ni man dëggal naa samay wax ne impacté terre yi may naa leen ay terrain ku ci nekk 150 mètres carrés ba léegi impacté yi di dund la nga xam ne bii jafe-jafe yi foo ko natt passé na ko loolu moo waral ñu daje fi tey ngir def déclaration boo xam ne bii monsieur le président de la république mi nga xam ne moo yilif réew mi te wax addina bi yëpp dégg ne foo jaar ñu ne la impacté terre yi président may na leen ay terrain te gisaguñu ay terrain xamaguñu fu terrain yi nekk loolu vraiment dafa dul àq ak yelleef ci njiitu réew mu joxe institution yi toll noonu te maanaam kii bi respecté wuñu ko loolu moo waral ñuy daje maanaam le 17 pour wax président dégg ñu passerelle yi ak maanaam fi nga xam ne fii miir yi nga xam ne ñu ngi koy tëj am ay handicapé am ay xale yu war a jàngi am ay mag ñoo xam ne ay màgget lañ dañ leen di fob sax di leen jàllale vraiment loolu dafa metti donc am na ñi nga xam ne bi sax seen fa ñu dëkk fi ñu jóge woon amoon nañ courant am ndox te fi ñu dëkk nii amul courant amul ndox seen i doom sax jàngatuñu mais loolu dafa metti réero tàmbale feeñ ci dialogue national bi dox ci diggante Famara Ibrahima Sagna mi jiite comité de pilotage bi ak général Mamadou Niang mi jiite commission politique ba léegi kaddu ga doonagul benn loole nag buñ ci jógul mun naa dem ba nasaxal wala boog suuxal bi le dialogue national di njàngatu Thierno Diop di taskatu xibaar analyste politique jot naa jokkook Fatou Bintou Diouf. pëcc xob yi dafay dëggal li ñu doon wax rek ci ay weer ci ginnaaw mais dafa am réeroo ci diggante ñaari kilifa yi muy général Niang ak Famara Ibrahima ne woon sax ci xamante ne moo di ancien président conseil économique et social moom bu bindee correspondance général Niang du ko tontu boobu nag kilifa gi général Niang moom weddi woon loolu mais du weddi boo xam ne bii sax daanaka rey na ci boppam daal du ñaan de tontu diplomatique la rek de parce que dafa waxoon rek ñun du moom la ñuy rendre compte donc obligé wul di répondre suñu correspondance boobu rek lañ xam ne réeroo am na te nag bu ci lii feeñee ni ñun dañuy jàpp ne liñ naan weñ gi mi ngi yàqoo ci majaxaar ga xëy na ci début bi lañ ko réglé wul daal maanaam luñ naan li feeñ ci fee rek noonu sa njëlbeen dañ kaa tontu dialogue bi ni ñu ko defee publicité man na yaakaaruma yu mel nii war ko mën a yàq daal du fi guléet dialogue moom dafa bi ñu mës a am de ça dépend ci forme dialogue bi xam nga laata sax général Niang ñi teg commission politique am bi amoon na fi comité de concertation sur le processus électoral comme tuddoon na seen jiite ko ba boobu sax am na yeneen structure yu jiite yooyu kon naka jekk ñoom ñi ngi xool solution pour am déggoo ci wàllum élection ak yooyu les commission politique bi dafa mel ni foofu la toogee waaye ku mel ni Ibrahima Seck xam-xam màcce ci wàllu boobu moom tam mu bokk ci comité de pilotage bu dialogue national bi bu ñëwee ne li général Niang kuréel googu mu jiite àndut ak yoon kon xam nga daf ñuy jaaxal kon dañu naan blocage am na parce que am na benn structure boo xam ne daal reconnaître wuñ ko te moom tam mi ngi proclamer autonomie am donc foofu effectivement cacophonie am na blocage am na. njàng meek njàngale mi toll nañ ci ñaar fukki kuréelu syndicat te boot ay jàngalekat tënku ci kuréel gu ñu du PG20 fas yéene banque seen loxo fukki fan ak ñeent ci weeru janvier gi ñu ne la ko waral mooy ñu ngi sàkku ba léegi nguur gi gindi leen ci la ñu jotoon a signé ak ñoom ci wàllu accord ñoom ne la leen gën a soxal bokk na ci nguur gi ubbi waxtaan mu ñeel payoru jàngalekat yi dañ ci teewlu Mbaye Sarr àdduna ci micro Mamou Diaby Gassama. dañu décider ci G20 ne dañuy def benn journée d'action ñu tàmbale ko par benn débrayage le mardi 14 janvier 2020 à partir de 9h sur l'étendue du territoire national yi tàmbale ci école yu préscolaire yi élémentaire yi moyen secondaire jàngalekat yi yëpp dañuy observer journée de débrayage boobu li ko waral nag dañuy exiger ci gouvernement du Sénégal mu ubbi waxtaan ci système de rémunération yi ndax ku nekk xam nga ne dégg nga ne président de la République ginnaaw bi mu faloo en 2012 moom moo ne li mu gis ci salaire
agent de l'État yi dafa jéggi dayo parce que traitement salaire dafa déséquilibré et que daf ci dana ci indi saafara ci saafara boobu nag dafa commandité woon benn étude boobu jébbal nañ ko conclusion yi depuis des années booba léegi nii président de la République waxul jëm ci ñun nag dañu ne G20 dañu takkoo manko pour que président de la République ñaax gouvernement bi ñu ubbi ay discussions yu wóor ci loolu pour que système bi réglé wu pour que travailleurs yëpp ñu yemale leen ci wàllu traitement salarial kenn ku nekk li nga war a am par rapport ak sa niveau d'étude par rapport ak sa diplôme par rapport ak sa niveau de formation nga am ko ensuite également dañu ne li nga xamante ne bi moom la gouvernement du Sénégal réservé jàngalekat yi ci seen wàllu traitement payor dafa déséquilibré dafa doy waar te dafa jéggi dayo parce que ñoom ñooy les seuls agents de l'État nga xamante ne bi saa suñu leen di fay seen salaire dañ koy dagg ay impôts yu métti suñu leen di fay seen rappel di ko imposer te bu ñu la joxee rappel dañ koy imposer ci bu ñuy dugal rappel bi waaye li ci gën a jéggi dayo mooy lépp li nga xamante ne bi weer ba nga ko jotee ba ci topp ba décembre di jot dañuy continuer di la dagg ay impôts ñu gis ne du dëgg du yoon te loolu sàcc la gu nga xamante ne bi nguur gi moo koy def ci salaire jàngalekat yi ñu ne loolu na arrêté. doore booba léegi jëm ci Sénégal set wecc njiitu réew Macky Sall doore ko fan yi ñu weesu ci Ndakaaru maire bu Nguer Malal yëkkati kàddoom ne sénégalais yi nañ ci dugal seen loxo mu ngi ubbee nag liggéey googee foofee ca Kër Mañang ca diwaanu Louga dëkk googee am jafe-jafe ci wàllub ndox ak wàllub yoon dañ ci teewlu Omar Kayre. maire bu Nguer Malal di Samba Kanté daa di wuyu wooteeb njiital réew mi bëgg Sénégal daa di gën a set waral mu daa di initier ay journée set setal ci réew mi ngir nag jëmmal wuyoom boobu Samba Kanté daa di dem ba Kër Mañang ngir defa fa lancement ci la nag woowee population bi nga xam ne ñoo nekk ci commune am ñu jug taxaw ba nga xam ne Nguer Malal mooy bokk ci gox yi gën a set ci Sénégal. man ma defee ne dañuy commencé ci ngoon gi ca fajar lañ ma commencé yónnee ay image góor jigéen mag ak ndaw ñi ngi doon bale ca fajar. ba biñ leen di indil matériel bi ñoom fekk na dëkk bi presque set na gis ngeen bi ñu ñëwee di filmer nun amatuñu woon fu nu gis mbalit kon la ma fi doon séentu yëpp am naa ba am lu ko ëpp damay ñaan yàlla suñu borom prix ba Macky Sall doon teg pour wax ban commune moo gën a set Nguer Malal jël ko. dëkk bii di Kër Mañang mi ngi nekk ci xoru commune Nguer Malal mu di nag gox boo xamante ni mën nañu faa wàññi ay téeméeri émigré waaye ba tey ci dem fa dafa naqari lool ndax yoon bu bari suuf dëkk boobu ba léegi tamit mënagul a am ci ndoxam la dëggeer bi maire bi di Samba Kanté ne doléance yi dana ci def kéemtalaay kàttanam ba mu saafarawu. daaw courant lañ doon jàmbat kenn waxatul courant bi féete nu gën a wax ay doomu aadama lañu beneen soxla taxawaat na muy ndox muy yoon bi dama la cee wax lu leer nañ son excellence moo ko dogal le DG de l'AGEROUTE dogal ko Momar Gueye Gaye bi nga xam ne mooy chef zone nord nekk Ndar ñëw fi yónnee fi ndaw commencé ko la ñuy wax nañ ñu dimbale ñu gaaw commencé ko ba nit ñi teg ci seen bët li nga xam ne mooy forage noo ngi ci waxal gouvernement bi am nañ lu ma ñett source de financement yoo xam ne bu ci nekk yaakaar nañ ko am nañ ci yaakaar jour buñ ko dogalee comme ni ñu ma dogalee semaine dépassée ne forage yu Daara Nodou Kodiol danañ ko gas mën ne leen bu Kër Mañang ñu ne bu ngeen réussir bi nun mu financé leen damay ñaan yàlla balay ñooñu ñëw sax yeneen ñaari source de financement yi financé forage yu Kër Mañang Omar bu du dara it moodu yi nga xam ne ñooy nekk ci goxu tund wii rek jaral nañ ma lu nekk lu fi nekk rek moodu moo ko def Kër Mañang Omar ñoo tabax poste de santé ñoo indi ambulance fay 35 millions forage yàlla def muy truand mu dem fay ay millions pour électricité yóbbu ko kon ñooña jaaraama ñoom président de la république bi nga xam ne tey moom lay tiitaroo ma xam fan la ma teg maa ngi koy ñaan lii nga xam ne mooy soxla Kër Mañang Omar dama ci dimbale ñu def ko ci lu mu gën a gaawe cérémonie lancement bi ñoo ko doon amale ci poste de santé bu Kër Mañang ci ndaje moomu sax la ñu daal di joxe prix wu bébé bi njëkk a juddu ci atum 2020 ci commune bu Nguer Malal Oumar Kayre Louga Walfadjri. lu aju ci ndorteel at mi nuñ koy baaxoo di defee at mu jot gendarmerie nationale am ci ndaje mu yaatu ngir tamit gëstuwaat ak càmbaraat liggéey gu mu amal ci at mi ñu weesu di 2019 jëm ci xeex ñàkkum kaaraange ci googu lépp ndaje ca caserne Samba Diéry Diallo jot nañ fa sargal lim bu takku ci ay takk der dañ ci teewlu Fatou Bintou Diouf. comme nañ ka amalee at gu nekk gendarmerie nationale daal di amal présentation de vœux ci at bu bees bi gendarmerie nationale daal di ci approx ndollu ngir wane bilan bu am solo ba nga xam ne def nañ ko ci atum 2019. 42 armes, 5111 munitions,
waaw lu soxal nag wàllum réseau trafic d'armes naka noonu li nga xamante ni bi moo di munitions yi jot nañ si amal liggéey bu am solo ñi nga am yaakaar bu baax it def loo xamante ni si at bu yees bii di 2020 lu ko gën a mucc ayib. Merci encore, chers grands anciens, pour votre présence constante à nos côtés. naka noonee sax gendarmerie nationale daal di delloo njukkal ki nga xam ne moom mooy général Tamsir Sané ak ñaar fukk ak juróomi benn gendarme ya ñu faat ca atum 2019. En 2019, 26 de nos camarades ont payé de leur vie. atum 2019 nag dem na waaye yóbbaale ay jàmbaar yu bëri ñaar fukk ak juróom benn si ay gendarme jot nañoo génn àdduna si atum 2019 lépp ngir taxawu seen askan ak seen réew di Sénégal kenn si ñoom bokk na si Tamsir Sané bi nga xamante ni moom faat nañ ko si anam bu jaarul yoon ñu leen di ñaanal nag bu baax suñu borom ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñu fi bàyyi ko si atum 2019 yàlla suñu borom jéggal leen. L'affection que le peuple sénégalais porte à l'institution. lu ëpp fanweeri at gannaaw ba mu ko jaglelee gendarmerie nationale njiital bokk moomeel bu Loro di Khadim Diop ñu daal di kaa sargal ci bile cérémonie. mbégte mu mag nag parce que xam nga ñun xamuñu lu gendarmerie bi nekkee 19 ans lañ dugg armée enchaîné gendarmerie def ci lu war a mat 38 ans de service doog a génn bon actuellement génn nañ mais xëy na solatuñ te ñu waaye presque ay gendarme lañ esprit bi du changer mukk. bu weesoo li ni mel nag gendarmerie nationale daal di xamle askanu Sénégal nit taxaw nañu temm ci ay jumtukaay yu wóor ak i sax personnel ju wóor ngir wattu kaaraange bépp doomu Sénégal. yegsi nañu ci xibaar yi ñeel bitim réew la xew ca Mali ak Libye ba ci Iran dañ ci teewlu faram-fàcce gi bu nees lay doon. ay waxtaan am na fu mu nekk nii ci diggante groupe armé yi fële ca Menaka tey jii ci juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci bët gànnaar féeteeg càmmoñu Mali la ko waral nag mooy dañoo bëgg wàññi tension bi nga xam te ni moo am ci diggante coalition mouvement Azawad ak plateforme des mouvements du 14 juin bu Alger gouverneur bu ville ba nag daal na leen dalal ñoom ñaari coalition yooyee ak délégation bi nga xamante ni jot nañoo ñëw ñoom ñëpp jot nañ fa sax daal di waxtaan xamante ñuy wax ne nag coalition yooyu amoon nañu ay jafe-jafe ci digg décembre gi gannaaw ba ñu fàtte benn officier bu MSA bu mouvement pour le salut de l'Azawad nekkit membre plateforme bi. ca Istanbul la président russe bi ak turc bi ñëpp daal di nañu yëkkati seen ay kàddu la ñu bëgg moom mooy ñu teg ngàndaay yi fële ca Tripoli ci àllarba ji nag la ñu fësal lu ni mel jamono jooju Union européenne dalaloon na xelu kii di Fayez El Sarraj nekk chef bu gouvernement libyen bi mi nga xam ne moom la ñu gën a fësal ci communauté internationale bi ni daal dinañu def seeni ay jéego yu bari ngir fexe ba xeex ba nga xam ne mu nga am ca Tripoli mën a daal di teggu ci suuf mu mel nag xeexoo ba wala wéerug na ngàndaayu ko ndéggas ndiku gi dinañu ko door fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bu minuit jotee fu mu nekk ni nag woote boobu nga xamante ni waa Union européenne def nañu ko doon na dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo ko seq. njiitu réewu États-Unis di Donald Trump fu mu nekk nii nag lu seddal coow li la bëgg tax nag ba démb wanewul benn yoon ne daal dina fayu gannaaw ba ka Iran sànnee ay missile sox ko ay ndell yoo xamante ni mu nga daal ca base américaine ba nga xamante ni mu nga nekk ca Irak moom Donald Trump daal la mu xamle mooy ne dina téye loxoom jëm ci lépp loo xamante ni ñeel na wàllum koomum Téhéran waaye waxul benn yoon ne dina fayu ci ay soxum ndell moom Donald Trump fu mu nekk nii nag la nit ñi doon ragal ne daal dina jur coow luy jur musibam baabu kumba puus na ko nele waaye nag li waral lu ni mel du lenn lu dul calendrier électoral am jamono ji bu ñu sukkandikoo ci universitaire bi nee na boobu lépp stratégie Donald Trump teg ko du ne rek soo moytuwul mën na marché wala mu bañ a marché ndax nag bu ñu fàttalikoo kii di général Souleymane mi ñu fàtt jur na ay jafe-jafe. benn ponk la ci wàllu tàggat yaram mu ñeel tournoi de football ga amoon ca kër Njebel foofee ca département bu Koungheul doxoon ci diggante ASC Lam Toro ma fa jëlee ndam gannaaw bu mu daane ASC Ñaani lépp doonoon ci teewaayu parrain ba di Babacar Dieng jot na métitlu melokaanu terrain ba ndax ci gànnus lañ doon footballé sàkku na ci nguur gi mu taxawu leen ci wàllu jumtukaay ngir gën faa ñongal wàllu tàggat yaram dañ ci teewlu Alhassane Ba.
ndaw ñi dëkkee ca kër Serigne Diabel di ab dëkk bu bokk ci commune bu Fass Cekkeen ca département bu Koungheul amal seen final tournoi bi ren ji nag ASC Ñaani bu Koungheul Socé moo si doon dajeel ak ASC Lamtoro bu kër Serigne Diabel ñoom ñaari équipe ya doon xëccoo ci terrain non réglementaire lañ doon footballé muy lu président zone ba di ñaawlu ba noppi di woo njiit yi ci ñu jàppale football local bi ndax am na fi ay ndaw yu xarañ. boo xoolee terrain bi réglementé wu wax dëgg yàlla tey ñu ngi profité ci occasion bi di lancer benn appel ci maire de la commune de Fass Cekkeen mu fexe zone yëpp ñu am seen terrain yoo xam ne vraiment terrain yu réglementaire la. bëgg nañu accompagner aussi ASC yi pour ñu gën a mën a def lépp lu nga xam ne war na ci affaire sport bi daal. boo xoolee football bi ni ñu développé rek da nga naan ñi dëkkuñ sax àll te ñëpp fii lañ dëkk ñëpp diggante kër Serigne Diabel lañ dëkk ak Koungheul Socé wax dëgg yàlla. vraiment ay talent mu ngi fi kon léegi li ñu war a mooy dañuy war a jógee ci base bi jàppale xale yi pour ñu mën a jóg dem ci kaw parce que ay Sadio Mané war na mën a génn fii. parrain bi Babacar Dieng ba muy jël kàddu gi rafetlu seen maire ba liggéey bi muy amale ci commune bi ci wàllu tàggat yaram di woo ministre Matar Ba mu dimbale leen ñu am stade ci dëkk bii di kër Serigne Diabel ndax yelloo na ko. ñu ngi wax monsieur le ministre des sports di ko wax ne ko ñu ngi koy gën a tàllal loxo gis nañu vraiment jéego yu bare bare yoo xam ne mi ngi koy def politique sport bu mucc ayib waaye nag ñun département bu Koungheul surtout commune de Fass Cekkeen ñu ngi koy wax ne ko soxla nañu mu gën ñu jàppale ba ndaw ñi mën a am stade yu mucc ayib. ci leneen li mu àddu moom Babacar Dieng mooy ci wàllu gerte gi nee na béykat yi na seen xel dal ndax jiw du ñàkk benn yoon waaye ki la di député Yaaya Sow mboobaale na ko si bane moom mënatul gañe dara fii ci Koungheul la. bëggul ñuy jaay kilo gerte loo xamante ni nekku ne intérêt population yi lay doon daal du teye nag jiw dina am bu soobee yàlla. ci wàllu politique bi ci li nga xamante moom moo jot a xew ci région de Kaffrine bi surtout département de Koungheul di wax ne ñun Macky Sall la ñu àndal tey moom la ñu àndal suba. mais département bu Koungheul képp ko wax ne tey bu ñu demoon élection nga mën ko gañewaat da ngay wax lu la neex. tey bu ñu demoon élection département bi dina amaat beneen xar xanam. ca biir terrain ba ñaar fukk ak ñaar xale yi doon xëccoo wane seen i jom fulla ak fayda waaye ASC Lamtoro bu kër Serigne Diabel mu mujjee daan ASC Ñaani bu Koungheul Socé benn bal ci dara loolee tax ñu gàddu raayab tournoi bi kër Serigne Diabel Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Alassane Ba foofee ca diwaanu Saloum mbokk yi ci noone ñu soo bokk yéen ci ñaareelu xaaju xibaaru digg bëccëg gi feggoog Safiatou Cissé Safiatou ci beneen studio Safiatou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdoulaye Bob. ñu ngi lay dalal ak jàmm ci ñaareelu xaaju xibaar yi ana luñ ci mun a jàpp doon luy fës ci xibaar yi. li nar wala li gën a fës si ñaareelu bi ñeenteelu pàcc bi lépp magazine d'information de la mi-journée ñu am ab dossier politique bu ñuy wax si wàllum koom ndaxte dafa am ab rapport d'enquête régionale intégré sur l'emploi et le secteur informel maanaam buy wax si wàllum xëy buy xamle ne lu toll si 96% wala boo téeméer boo jël lu toll si juróom ñeent fukk yi ak lu toftal ñoom ñëpp si sénégalais yi si secteur informel bi si la ñuy xëy waaye ñooñu nag di dund ay jafe-jafe Abdoulaye Bopp yooyu jafe-jafe nag dinañ ko fësal ñu ànd si ak kii di Mamou Diaby Gassama sa beneen wàll ba kii di Fatou Bintou Diouf am na ab waxtaan bu mu sekk ak journaliste bi di Thierno Diop xelam màcc jëm politique mu ñuy waxal si différents pëccëxoo bi nga xamante moom la ñu nemmeeku si dialogue national bi am si diggante kii di Famara Ibrahima Sagna ak le général Niang buñ si noppee ñu toftal si li yéenekaay xëyee waaye nag ñu ab gan gu Moustapha Tall di ab opérateur économique nekk président wu MIC DPN nekk vice-président de l'UNACOIS Yeesal moom nag la ñu nar a dalal si bilépp waxtaan Abdoulaye Bopp ngir fësal jafe-jafe yi nga xamante ne lii di secteur informel mu ngi koy jànkonteel. Mangoog Safiatou Cissé incha allah daañu fegoot ak yow nu mu gën a yaatoo ci faram-fàcce mu ñeel ñaareelu xaaju xibaaru digg bëccëg gi ci baatu askan wi mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na. jëfal Modou Fall mi ne woon ci machine bi ak Seydina Omar Ba ci réalisation xibaar yi bu nees gisee incha allah ñaareelu xaaju xibaar yi ak Safiatou Cissé ñu yéen ndok jàmm ak programme bu baatu askan wi.